requises pour permettre la production en toute sécurité, mais aussi en toute sérénité de ces cartes nationales d'identité. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voudrais donner comme réponse à Mesdames, Messieurs les honorables députés. Alors, maa ngi lay sant bu baax Monsieur le Président di sant bu baax honorable député yi nga xamante ni jël nañ fi kaddu jibal fi ay laaj yoo xamante ni dañu aju ci budget ministère de l'Intérieur waaye aju ci li nga xamante ni moom mooy doxalinu ministère bi buñ ko jëmalee ci wàllu élection jëmale ko ci wàllu inondation jëmale ko ci wàllu administration territoriale waaye jëmale ko tamit ci wàllu passeport yi ak carte nationale d'identité ma bëggoon leeral foofu li jëm ci wàllu élection yi ki ci njëkk a addu muy honorable député Cheikh Abdou Mbacké ginnaaw bi mu jëlee kaddu ba noppi honorable député Déthié Fall ak honorable député Aïssatou Mbodj am ay laaj yoo xamante ni jibal nañ ko ci jëmale ko ci wàllu recours yi nga xamante ni dañu dégg ni préfet yi ak sous-préfet yi amal nañ ko ci poñ boobu bala ma ci tontu te bu ñu fàttalikoo li tax élection yi ñu dàqoon ko fi dàqaat ko fi dañu waxoon ci jamono boobu ni laata ñuy demaat ci élection nañu càmbar saytu li nga xamante ni mooy processus électoral bi waaye tamit fichier bi ñu audité ko buñ ko defee ba dëppoo ci kaw kaddu ci la ñuy door a mën a ñëw nag xool code électoral bi voté ko door a jàpp date boo xamante ni ci la ñuy tenir élection yi nga xamante ni dàq nañ ko fi ay yoon loolu jot na jàll bi mu jàllee du taxaw fii ma ñëwoon fii ak ministre concerné yi ak collaborateurs yi ñu voté code électoral bi ci biir code électoral boobu bu ñu demee ci biir la ñuy gis naka la ñu tëralee ni ñu war a déposer candidature yi naka lañ ko war a recevoir ak bu fekkente ni benn parti wala coalition de parti wala ñi nga xam ni ñooy indépendant yi bokk ci jongante yi déposer seen ay liste d'accorduñu ci li préfet yi wala sous-préfet yi wax ñu yóbbu ko ci cour d'appel yi bu ñu ko yóbboo ci cour d'appel yi bu ñu fa jógee ku ci àndul tamit ci dogal bi ñu fa jël mën nga ko yóbbu ci cour suprême loolu nag bi mu amee ci Sénégal bi ñu ko saytoo ñu gis ni lu toll ñetti junni ak ñaar fukk ak ñaar ci ay liste déposé nañ ko ci biir réew mi bi ñu ko déposé ba noppi am ay recours yu ci juddu ñu xayma ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci juróom-ñaar fukk yooyu ak ñaar bi ñu demee ci cour d'appel yi wax ni ñoom dañu gantal seen ay liste te dañu bëgg ñu joxat leen ndax loolu lañ jàpp seen àq ci ñu bokk ci jongante yi lu mat ci fanweer ak juróom-ñett cour d'appel yi yéen ñi indi fii liste yi li ngeen wax ànduñu ci préfet yi ak sous-préfet yi li ñu wax noonoo jaar yoon donc ci juróom-ñaar fukk ak ñaar yi fanweer yi ak juróom-ñett dañu rejeté recours yi fanweer yi ak ñeent cour d'appel yi ànd ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jébbal recours yi ba mu waral mu indi annulation wu décision préfet yi ak sous-préfet yi mais yoon dafa wax ni bu fekkente ni cour d'appel joxe na dogal ki nga xam ni àndu ci moo xam dafa bokk ci administration wala bokkul ci administration candidat la wala mu nekk mandataire yoon may na ko mu jébbal benn clamé bu bees yóbbu ko ci kanamu cour suprême mais yoon boobu wax loolu tamit moo leeral ni dafa am ci li ñuy wax pourvoi en cassation lu ñu ko tëggee pourvoi en cassation dañuy wax ni boo ko defee warul tekki ni ndogal bi ñu joxe ci cour d'appel yi
waruñu ko appliquer loolu mooy principe bi parce que droit noonu lay fonctionner day am principe am exception principe bi mooy su fekkente ni clamé nga ci Cour suprême war nañu mën a doxal décision bi nga xam ne moom nga attaqué waaye bu dee matière électorale bokku ci bu fekkee dafa jëm ci wàllu élection bu fekkente ni da nga clamé dogal boo xamante ni yow ànduloo ci donte dogal bi daf la jox dëgg yoon dafa wax ni kenn mënagul a appliquer dogal bi loolu la ñuy wax caractère suspensif maanaam dañ koy ajandi dogal bi nga xamante ni joxe nañ ko même bu fekkente ni dogal bi dalaa jox dëgg yoon dafa wax ni dañ koy ajandi ba Cour suprême addu ci bu Cour suprême addoo wax ni li la Cour d'appel joxoon ñi ngi koy saxal dëgg boobu nag dal di sax bu fekkente ni Cour suprême dafa wax leneen ñu xamante ni li nga xamante ni moom la préfet bi wala sous-préfet bi waxoon loolu moo mën a am lu gouvernement bi indi moom la ñu nar a def te sax dafa mel ni dafa am forfait boo xamante ni moom la ñuy wàcc looloo tax préfet yeeg sous-préfet yi li ñu def yoon daf ci nar a ànd ak ñoom mais bi ñu demee ci kanamu cour d'appel yi jox leen dëgg loolu li muy njëkk a firndeel mooy que ni suñu réew dafa am yoon bu xamante ni njaaxaanaay la tëddee waaye ñaareel bi mooy ñi taxawoon wax ni yoon du àtte dëgg ci réew mi waroon nañu taxawaat wax ni li ñu waxoon juum nañ te ni ñu mën a amee dëgg ci yoon noonu lañ mën a ñàkk bañ a amee dëgg ci yoon mais c'est pas parce que ci code wala ci décision de justice lépp loo xam ni yoon jox na la ko wala justice jox na la ko mu nekk sa bànneex da ngay tàccu lépp lu mu la joxul nga ni ñii dañ leen corrompre wala ñii dañu indépendant wul wala dañ leen di jëlloo ay décisions sous la dictée tribunaux yi ak ñi nekk ci administration territoriale bi dafa am li ñuy wax obligation de réserve bu leen tënk ba nit ñi mën nañ leen a attaquer te ñoom du ñu mën a tontu mais foofu nag dama fay taxaw wax ni ay nit lañ yoo xamante ni yàgg nañu liggéeyal administration yàgg nañu liggéeyal état te képp koo xamante ni yaa nekk fii ci kaw réew bi wala nga nekk ci biir gouvernement ak noo mënti tudd ñoom li leen caractériser mooy c'est une administration républicaine li ñuy liggéey seetuñu ci ni diw moo fi nekk wala diw moo fi nekk mais dañ koy def parce que loolu lañ jàng loolu lañ xam te bu fekkente ni yaa ngi waxtaan ak ñoom ci biir bureau yi wala biir salle réunion yi ñi nekk ci biti di wax ñoom li ñu am xam-xam ci li nit ñi nekk ci biti di wax ñoom li ñu am ci xam-xam ñooñu am ñu sax asaka ji mais mënuñu wax te ay nit lañ yoo xamante ni dañu sàmmonteeg yoon c'est des personnes qui ñu républicain lañ looloo waral ma bëggoon fàttali foofu nii li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko séq muy élection yi am loo xamante ni suñu wàll la am loo xam ne suñu wàllu acteur yeneen wàll yi nga xam beneen bi nga xamante ni acteur politique yi seen wàll la li ma ci mën a wax mooy li ci administration bi war a taxawee dina ci taxawee te bi ñu tàmbalee ak léegi ci lañ nekk te fi lekk ñu yegg 23 janvier ak buñ ko weesoo tamit lépp lu ñu war a def dëppale ko ak yoon dinañ ko def te liñ ciy ñaan yàlla mooy benn ay bañ ci dugg te bu 23 janvier jotee élection yi ñi nga xamante ni ñoo gagné ci gox bu mu munti doon ñi gañewul ci gox boobu ñëw félicité leen ñu xam ni Sénégal noonu lay doxee te leneen day am Sénégal bu soob yàlla. alors pour ñëw léegi ci wàllu inondation bi Serigne Cheikh Abdou Mbacké ci intervention dafa wax ni Touba nawetu ren bi gouvernement bi taxawu fa na mu fa war a taxawee deful liggéey bi mu fa war a def wax ni indiwuñu camion yi liggéey bi ñu war a def defuñu ko foofu ma bëggoon fa leeral dara li nga xamante ni moom lañ seetlu ren Touba te bassin wu Kër Ñang gën a doon li attirer suñu attention mooy que ni liggéey la bu yàgg boo xamante ni mi ngi tàmbale woon ci jamonoy Sëñ Saliou bassin wu Kër Ñang état bi président de la République Macky Sall ñëwee def fa xaalis bu bari ci wàllu assainissement li wër jumaa ji ak ci yenn quartier yi mais bassin wu Kër Ñang bi dafa am quantité boo xamante ni moom la war a jot ci ndox bi amee yeneen daayira yu ñëw biir Touba bëgg a jàpp ci liggéey bi
am ay branchement yu ñu def ci bassin bi ñu demee ba xool nawet bi ñëw ndox mi di wal dugg ci kër yi nga xamante ni ñoo nekk ci wetu bassin bi waaye jàll kër yooyu dem ci ay quartier yi mu dendal yu mel ni Ngëlëmu yu mel ni Sexawga lu mel ni Ndaamaatu ba ci yoonu Daaru mu indil jafe-jafe yu mag askan bi nga xamante ni ñoom ñoo yeewoo foofu ma leeral ni ci même jamono bi Kër Massar amoon na tamit ay problème yu fa am ak Yëmbal ak Pikine ak benn partie ci Rufisque yenn quartier yi président de la République joxe dogal ni nañu jël plan Orsec di organisation des secours ngir gën a mën a baral liggéey bi waaye ngir gën a mën a mobiliser moyens yi ci ni mu gën a gaawee ngir mën a saafara loolu nga xamante ni mooy mbënn bi mu amee liñ ci njëkk a def mooy xool bassin Kër Ñang lan moo koy indil saafara ñu gis ni capacité bi ci 2860 mètres cubes la nekk techniciens yi wax ni war nañu yàkkali bassin bi war nañu fexe ba tuyau yi jógee Kër Ñang benn bi dem Daaru Rahman beneen bi romb ko tuuti dem Pofdy ñu yokk ko ñu defar contrat bi ci lu gaaw ci cadre plan Orsec jël yeneen ñaari machine yoo xamante ni bu ci nekk dafa war a produire dafa war a pomper dafa war a manque 1000 mètres cubes par heure jël tuyau yi nga xamante ni tamit mooy tuyau yu mag yooyu ñu leen di wax DN 500 ak DN 400 te diggante Kër Ñang ak Daaru Rahman seen distance 8 kilomètres la donc mu nekk 2 fois 8 kilomètres mu nekk 16 kilomètres comme dafa jàmpoon diggante màggal gi ak bi taataa yi amee ñu ni benn tuyau bi kenn du ko gas suul dañ koy teg ci kaw mu nekk benn tuyau bi mais ñu pomper ngir mën a soulager population yi nekk foofu mais bu màggal gi jàllee comme tuyau yu mag a mag la dañuy gas suul leen moo tax avant màggal gi ñetti fan pompe bi tàmbali na mais bi màggal gi jàllee ñu gas suul benn tuyau bi beneen tuyau bi ñu ngi nekk di ko suul ba bi ñu mujjee jokkoo ak entreprise bi nga xamante ni moom moo yor liggéey bi fii leeg ñetti semaine incha allah li nga xamante ni mooy liggéey boobu dina yemb te ndox bu ñëwatee Kër Ñang ndax yàqali nañ bassin boobu waaye yàqali nañ tamit bassin wu Daaru Rahman bi te comme bassin wu Daaru Rahman bi dafa doon fees ba ñi nga xamante ni ñi ngi jaar ci yoonu Taïf bi bu ñu xamee yoon woowu dañ doon gis ni ndox bi da doon déborder di ñëw ci kaw tali bi ñu yàqali bassin wu Daaru Rahman bi mais lëkkale ko ndax ay ancienne carrière la ñu lëkkalee bassin wu Daaru Rahman bi ak bassin wu Pofdy mais dafa am benn tool bu nekk ci diggante bi tool boobu honorable le maire de Mbacké Abdou Mbacké Ndaw moom tool bi ñu waxtaan ak moom bi ñu waxtaan ak moom dafa ñëw mu ni ñu li nga xam ne dëkk bi daf ko soxla kooku du aju sax may dem di laaj sëriñ bi ndax daf ko soxla wala déet ci saa si fi ñu taxaw ci la ñu ni ñëw leen ngeen xotti tool bi ngeen dindi mur yi ñu jokkale ñaari bassin yi nga xam ni ndox bi bu jugee Kër Ñang léegi day ñëw Daaru Rahman bu ñëwee Daaru Rahman bu demee ba bassin bi bëgg a fees mu jaar ci tuyau boobu dem Pofdy ci carrière bi nga xamante ni moom moo gën a ngand te attan na ndox moo xamante ni mën na jóge ci zone boobu yépp loolu mooy li ma bëggoon leeral ci wàllu Touba ci inondation bi deuxième question bi ma bëggoon leeral seetlu nañ ko fan yii ñu nekk am na ay taataa yu am Touba boo ñëwee ci armeel yu njëkk yi boo ñëwee ci li wër jumaa ji kër Sëñ Fallu ba ci marché Ocass d'ailleurs boo fa demee ci beneen wàll bi boo demee ci wetu kër Sëñ Saliou ba ci keesu Matlabul Fawzeyni yëg nañ ni am na ndox moo xamante ni tey mi ngi fay génn loolu nag bi mu amee ñu yónni techniciens yi ñu xamle ni napp bi moom mooy jóg ndox mi mooy jóg mu mel ni dafa am ci seetlu waaye xamaguñ ci lu leer moo tax il faut que ñu continuer gëstu yi ñi fa njëkk a dem bi ñu ko xoolee gis nañ li mu laal yépp mais xamaguñu profondeur bi ak fan la balle ñu ni kon bala ñu ciy indi benn saafara ci saa si il faut que ñu gën a xóotal gëstu bi gën a xóot gën a xam fan la jóge bala travaux yi ñuy engagé loolu laa bëggoon préciser ci li jëm ci wàllu Touba wàllu sécurité question bi ñëwaat na assez souvent te bi mu ñëwaatee
liñ ci gën a wax mooy léeg-léeg dafay am agression léeg-léeg dafay am ñoo xamante ni dañ leen di faat honorable Soxna Dieng Mbacké wax na ko léegi te faat yooyu dañuy gis ni sax léeg-léeg day nekk ci kër benn biir kër ñoo xamante ni deret dafa dox seen diggante ñu am mbokkoo ma wax ni ci wàllu sécurité am na ay jéego yu rëy rëy yu ci état bi jot a def ci wàllu équipement yi mais tamit ci wàllu yokk way takk der yi ngir gën a ñoŋal sécurité wu askan bi honorable député Marie Sow Ndiaye wax na léegi kaawu arène nationale bi honorable député Aïda Sow Diawara également ñëwaat ci problème mu sécurité wu banlieue bi ak su lamb yi tasee léeg-léeg naka lay amee ay agression ak ay këf yoo xamante ni day am ci mbedd mi ci loolu moo wax ni soo leen seetloo fan yi am na ay commissariat yu bëri yoo xam ni ñu ngi koy inauguré ngir yokk kaaraange bi am ci Dakar ci zone boobu muy banlieue bi mais dinañ ko wéyal jëmale ko ci biir réew mi ci wàllu arène nationale bi am na fi ñuy wax ni benn cantonnement GMI boo xamante ni def nañ ko fa te cantonnement GMI boobu dinañ ko gën a yokk bu soobee yàlla boo leen seetloo dimanche bi ñu génn ci lamb bi amoon ci diggante mbër yi di Siteu ak Papa Sow amoon na jaxle bu rëy bu amoon ci population yi dëkkoon ci wetu arène nationale mais avant bisu lamb ji am na liggéey boo xamante ni def nañ ko ci wàllu réunion mais bisu lamb ji tamit muy gendarmerie ak police déployé nañ sur le site ci alentour yi ak ci biir quartier yi li mu aju ci lim ci li ñu soxla ci ay nit ak li ñu soxla ci jumtukaay ba yaakaar naa dimanche ji weesu bu ngeen xoolee ak liñ ci doon ragal yépp ni mu daan demeewul noonu te ñépp ñi nga xamante ni jugoon nañ ngir ñëw pour def insécurité wala ngir agressé ci saase gis nañ ni nit yi police daf leen teg loxo et ñu bëri dañ leen jàpp avant même que ñuy passer à l'action ñi ci yoroon ngànnaay yépp dañ leen jàpp te tey jébbal nañ leen yoon pour wax ni liggéey la boo xamante ni du liggéeyu benn fan liggéey la bu tàmbali dinañ ko wëyal mu nekk ci Dakar ak fépp fu mu mën a nekk ci biir région yi te bu ñu seetloo premier semestre 2021 bu ñu ko xayma méngale ko ak at yi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon dañu gis ni lii loolu di insécurité mi ngi wàññeeku ci li ñu yor ci ay statistiques ndaxte si wàllu violence wala wàllu vol avec violence yi ak yeneen sax xeetu délinquance yi ñuy faral di remarquer gis nañ ni wàññeeku téeméer boo jël wàññeeku na ci lim yi ñu amoon juróom fukk ak ñaar ba xaajale sax juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett 52,98% ci wàllu crime yi tamit lépp loo xamante ni gisoon nañ ko mu am ci police def na ci liggéey bu am solo ak gendarmerie ba ñi def ñaawteef yooyu ñu jàpp leen jébbal leen yoon ci wàllu administration territoriale muy gouverneurs yi ak préfet yi ci rapport bi sànq laata ñuy tàmbali session bi am na sous-préfecture yu bëri yu ñu lim am na ay préfecture ak ay gouvernance mais dama bëggoon leeral foofu nii dafa am benn programme global bu ñu tuddee programme de modernisation de l'administration du territoire li ko tax a jóg mooy am benn modèle pour gouvernance yi préfecture yi ak sous-préfecture yi ñu ngi siy liggéey man ak le ministre en charge des finances pour déployer ko une fois que modèle bi ñu stabiliser ko ci wàllu oto yi tamit am nañu ay at yoo xam ne toog nañ ko jënduñu oto mais daanaka loolu liggéey bi ñu ngi koy baral ba fileeg ay fan yu néew bu soobee yàlla saafara dina si juddu te oto yi di ngeen ko gis incha allah ci kaw tali bi. pour terminer dama bëggoon ci émigration clandestine honorable député Aboubacry Ngaïdé ñëw na ci yaakaar naa tamit su ma juumul honorable député Nago Seck wax na ci passeport yi ak carte nationale d'identité yi mais wax na tuuti tamit ci immigration clandestine yi phénomène la bu yàgg te phénomène la boo xamante ni tamit gis nañ ko ci ay réew yu bari mais Sénégal am na ay instruments yoo xamante ni ut nañ ko ngir indi ci ay tonnes tàmbaliwul tey 2005 la tàmbali 2005
en 2005 am na benn loi boo xamante ni dañ ko voté woon jëmale ko ci lutter contre la traite des personnes mais aussi immigration irrégulière bi ñu ñëwee ba 2017 au niveau de la direction générale de la police nationale ñu créé li ñuy wax division nationale de lutte contre la traite des personnes ba pare logé ko à la direction de la police de l'air et des frontières muy def liggéey bu am solo ci prévention départ yi donc vers l'Europe mais ñu ni loolu doyul bi ñu ñëwee ba le 30 décembre 2020 son excellence monsieur le président de la République Macky Sall jël benn décret bi modifié organisation ministère de l'Intérieur mais en même temps mu créé li ñuy tuddee comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine dugal nag ay ministères yu bëri c'est vrai que ancrage bi fi ñu ko dëkkal ministère de l'Intérieur la mais ministère de la jeunesse si la bokk ministère des finances si la bokk ministère de la culture si la bokk DRFJ si la bokk et damay ci profité pour tontu honorable député Aboubacry Ngaïdé di ko wax ni même association des migrants de retour si lañ bokk ba tax na fan yi weesu lancé na journée de lancement yi parce que gis nañ ni phénomène boobu pour saafara ko du réponse rek sécuritaire du rek dañuy am renseignement di prévenir des départs mais aussi sensibiliser la parce que fi àdduna toll tey information wala sax désinformation dafa bëri fi àdduna toll li nit yi di wax ci réseaux sociaux yi am na ci lu bëri lu baax mais li ñuy wax ci réseaux sociaux yi am na ci lu bëri loo xamante ni baaxul te dëppoowul ak li am te loolu dafay indi jaxase bopp ak fëkk xel boo xamante ni léeg-léeg ñu dugal nit ci erreur boo xamante ni ñàkk a xam moo koy waral te ki kay def moom ci boppam xam na ni loolu amul de sorte que réponse multiforme boobu ou pour ne pas dire protéiforme boobu moom la ñuy nekk donc di mettre en œuvre sous donc la direction et en application des instructions de son excellence monsieur le président de la République Macky Sall. Alors ces passeports yi ak carte nationale d'identité yi passeport yi dafa indi jafe-jafe day indi jafe-jafe bu bëri ci ñi nga xamante ni mooy suñu compatriote di suñu mbokk sénégalais yi nekk biti réew ba am na réew yoo xamante ni jafe-jafe bi day toll ci dinañ ñàkk seen liggéey wala jafe-jafe bi day toll ci mën nañ leen jàpp sax dugal leen kaso parce que dañuy wax ni nekkuñu en règle parce que seen passeport dafa périmé mais foofu may wax ni tamit état ni ma koy waxee tout le temps continuité la 2008 la ñu signé le état du Sénégal 2008 la signé contrat bi nekk contrat bu ñu war a doxal ci ñaar fukki at mais ci contrat boobu dafa am ay centre de production yoo xamante ni partenaire technique bi daf ko war a defar à l'étranger plus ay valise mobile yu toll ci ñaar fukk ak juróom yu ñuy mën a demee mission ngir saa yu ko aajo ñu defal leen ay passeport fi ñu nekk 8 centres yooyu si gox yi may si dëkk yi may bëgg a lim fa la nekk Madrid la ñu am centre am ko Milan am ko New York am ko Paris am ko Libreville am ko Casablanca am ko Abidjan am ko Jeddah te boo xoolee ci Asie benn lañ fa am Jeddah mooy couvrir Asie yépp alors léegi bi ñu ko signé en 2008 tey ñu gis ni chaque année ñi nekk biti réew dañuy gën a bëri si suñu compatriotes yi jaadu na ñu xoolaat contrat bi waxtaanat ak partenaire bi ci li nga xamante ni moom la ñu xaatimoon ci njëlbeenu exécution bi ñu xoolaat nu ñu koy dëppale ak doomu sénégalais yi ni ñu gën a bërantee ci ay gox ba centre de production yi suñ ko waree yokk ñu yokk ko li nga xamante ni mooy valise mobile yi bu ñu ko waree yokk ñu yokk ko mais même durée bi te loolu président de la république joxe na ci instruction pour ñu passer de 5 ans à 10 ans comme ni ko yenn réew yi di defee et même le niveau de sécurité lu ñu ci war a yokk ñu yokk ko parce que gis nañ ni tey suñu passeport bi am na sécurité ak lamina bi ak puce yi si nekk mais tey adduna dox na ba même xeetu jumtukaay yu bees ak xarala yu bees dab nañu ba mën nañ gën a yokk niveau de sécurité bi te loolu ñu ngi nekk di ci waxtaan ak ñi nga xamante ni mooy partenaire technique yi li jëm ci wàllu carte nationale d'identité yi dañ ko
xaatim en 2016 ak partenaire technique bi mu waroon ñu defaral 10 millions de cartes nationales d'identité pour une durée de 5 ans mu war a arriver à expiration le 1er mai 2021 avant muy arriver à expiration mu am ay schéma ak ay options yoo xamante ni dañ ci war a waxtaan li may wax nii techniciens yi nekk ministère de l'intérieur ma fekk leen fa te incha allahu rabbi su may dem dama leen fay bàyyi ñi ngi toog du ma déglu du ma wax loo xamante ni du dëgg ci seen kanam ñu woo leen ñu ñëw ñu toog ñu laaj leen ni leen lii nga xamante ni moom mooy carte nationale d'identité yi dafa nar a arrivé à contrat bi dafay jeex fii ak ay weer li nga xamante ni moom la ñu waxoon mooy bu jeexee ñu def transfert de compétence ñu jël carte d'identité yi jébbal ko waa DAF ñu koy defar ndaxte li ñu xaatimoon ci contrat bi bu 2021 jotee ñu yegg ci le 1er mai matériel bi ñuy defee carte d'identité yi ak infrastructure bi yëpp état du Sénégal moo koy moom bi ma toogee woo leen je peux le citer d'ailleurs mi ngi toog le directeur de la DAF qui est un commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle mi ngi toog dama ko woo sama bureau moom ak service yi ñu toog ma laaj ko ni ko est-ce que lii mën ngeen ko def mu ni ma pareeguñu donc loolu lu leer la amul luñ ci laq-laqal amul tappale bu ci nekk amul lenn loo xamante ni mi ngi ci ginnaaw mayaat leen ñu fii ak ñaari at am nañu ay ingénieur recruter nañ leen formé nañ leen ñi ngi def liggéey bi mais bu ñu amaatee ñaari at yàlla mën nañu dimbali buñ ñu joxee liggéey bi ñu mën ko doxal comme ni mu waree c'est ça l'honnêteté c'est de l'honnêteté intellectuelle la à partir de ce moment bi ñuy négocier contrat bi ak le même partenaire technique ñu ni ko nag attention bu fekkente ni carte d'identité bi da nga ñu ko doon defaralee di ñu ko jaayal ak support bi ak technologie bi ci nekk yëpp 5000 francs ñun mënatuñ ko jënd 5000 francs il faut que ñu xayma li nga xamante ni moo ci jot a génn xayma li nga xamante ni moom la ñu amortir ñu waxtaan ba d'accord ci 3500